salaamaaleykum conseil constitutionnel confirmé na ndam lu waa Benno Bokk Yaakaar ci élection législative yi ñu dëgmal saa ju nekk ci boobule institution daal di nañuy gàntal recours yi bàyyeekoon ci yeneen coalition yi féete ci opposition bi te kalaame woon ci ñàkk ànd ci yenn ci ay doxalin ci élection yi Gora Ndaklo. Conseil constitutionnel joxe résultat yi mujj ci votuk 30 juillet gi ñu amaloon 5 sages yi bëral ndamal coalition Benno Bokk Yaakaar mi am téeméer ak ñaar fukk ak juróomi siège ci assemblée nationale bu yees bi ka ca topp di coalition gagnante Manko Wattu Sénégal mi Abdoulaye Wade jiite ak fukk ak juróom-ñeenti siège Manko Taxawu Sénégal bu Khalifa Babacar Sall jël ñetteelu place ba ak juróom-ñaari siège ci lu jëm ci recours yenn ci coalition yi dugaloon bokk ca Benno Bokk Yaakaar Manko Taxawu Sénégal coalition gagnante ak ba ci kàddu askan wi bu Abdoulaye Baldé conseil constitutionnel dàq lépp dàq bu tege ci lu ñu yaakaar rek bu ñu sukkandikoo ci rapport yi conseil constitutionnel publié conseil bi joxe sax taux de participation bu toll ci 53,66% ginnaaw ba ñu bind woon ci fichier bu yees bi le toll ci juróom-benn million yu nit yu tegal aslëf ginnaaw ñi voté toll ci 3,310,435 électeurs ci Sénégal ak ci bitim réew. Gora Ndaklo maa ngi lay jaajëfal Ami Collé mujj nañu koo bàyyi bénéficié woon liberté provisoire ca ginnaaw kàddu ya mu yëkkati woon ñu teg ci kawam ñetti tuuma muy offense au chef de l'État ak itam injure publique ni ki itam fausse nouvelle mooy ñetti tuuma yi tegoon ci kawam ndoddam. Ami Collé itam ginnaaw moom am na beneen xale bu jigéen bu tudd Penda Ba mooy que filmé woon boppam saaga ay ndeyam ba mu neex ko dugal ko ci Facebook moom itam daal di nay génn ci li nga xamante ni bi mooy kaso bi loolee di ay xibaar yoo xam ni tey jii jëf ga mooy li ko confirmé mooy seen génn ci kaso bi. Maxen Feneich benn doomu Sénégal la boo xam ni cosaanam libanais la bokk na ci ñi ñàkk seen bakkan mook jabaram ju ëmboon ba am juróomi weer foofu ca Burkina Faso di fa attaque terroriste yi amoon dimanche bi la ñu weesu. mu ngi juddoo fii ci Dakar ci Rëbës miin loolu fii am fanweeri at ak benn libaane boobee doon doomu Sénégal da doon dund foofee ca Burkina Faso ndax dafa amoon benn magasin mu daal di génn dem ci restaurant Istanbul bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi bàyyi ko ci njabootam fa la ko uwa gi fekk bokk ci ñi nga xamante ni bii door nañu leen ay bal ñu ñàkk seen bakken mu doon nag loo xamante ni bii aw tiis la ci wàllu boobale doon lu doy waar. leneen ci wàllu boobee rek la ñuy des ak itam ki nga xamante ni bii mooy matuwaay yi nga xam ni jël nañu ko ngir jàkkaarloog lépp loo xamante ni bii wàllu politique buy gasaxal doole ji ndaw yi war a am. nga xamante ni bii jeune leader yi nga xam ni dañuy saytu wàllu politique ci Afrique dañu condamné attaque terroriste yi ñàkk fay doyee am ci Burkina Faso sabab ay bakkan yu bëri faatu ci. ñu jàpp ne xeetu doxalin yi du lu xel mën a nangu tey ndaw yi nekk ci Afrique te bu ñuy song Afrique di ko awale ci ñoom ci benn pas-pas ak ngëm-ngëm bu ñu dugal ci seen bopp doonu lu xel mën a nangooy li tax ñu gëmloo leen seen bopp ngir orienté waat leen nañ ci déglu Abdou Ndiaye mooy coordonnateur section bu Sénégal. vraiment depuis 1960 bi ñu jëlee suñu indépendance ba léegi mu ngi am ay couac ba léegi mais danañu war a fexe ba couac yooyu mu jeex te dañoo gëm ni ñun bu ñu tàggatee danañ ko mën a fàttee léeg-léeg suñu bopp fàttee suñuy parti xam ne suñu dëkk yi muy Togo muy Côte d'Ivoire muy Sénégal moo gën a important suñu parti politique jihadistes yi danaan xew bitim réew mais depuis quelque temps depuis daaw wala daaw jéeg ñi ngi koy gis Afrique te li gën a garaaw mooy Afrique de l'Ouest lañ koy gis mu nekk tey Burkina donc daf ñu interpeller d'abord mais war nañ ci conscientiser jeunes yi mais li ci bëri nag ñàkk liggéey moo koy def donc war nañu fexe ba jeunes yi ñu former leen d'abord ñu sensibiliser leen ñu mën leen wutal liggéey parce que aussi wut liggéey aussi il faut que nga mën a être apte à recevoir de l'emploi loolu aussi problème de qualification dafa am ci réew mi dafa gën a grave parce que dafa am ay morts d'hommes Côte d'Ivoire démb 18 morts la ñu waxagum ak plusieurs blessés Burkina pour le moment loolu c'est très grave. Gendarmerie nationale àndandoo ak waa FBI ngir daal di jàppale ñi nga xam ñooy association bi nga xam ñooy amal conférence internationale ngir ñi amee ay lijaasa muy ay lauréat yu FBI académie nga xam ni xarañ nañu lool ci wàllu enquête ak lépp loo xam ne liggéeyu police la ñu gën leen a tàggataat ci li nga xamante ni mooy diplôme yi ñu am ak valeur bi mu am ci xeex gi ñu war a xeex terrorisme ñu mën koo jëfandikoo ca na mu jaadoo. ñu bëri nag bàyyeeko ci ay réew yu wuute ñoo fekke si ndaje bu am solo boobee am na ñu bàyyeekoo ci fanweeri réew ci dendu Afrique bi ñu ñëw représenté seen ay réew ci boobu la ndaje am solo lool.
Fatmata Diop moo fa teewoon. toll nañ ci téeméer ñu fas yéene leen tàggat ci nag ponk yi nga xamante ne moom méngoog li la di rek xeexum terroriste lauréat yi jóge ci académie bu police fédérale américaine bii di FBI jóge nag ci fanweeri dëkk yu nekkee ci Afrique ak tamit Moyen-Orient bi fas yéene sëgg nag ci ponk yi nga xamante ne moo di wàllum cybercriminalité xeexum guerre ak tamit xaalis bu lewul. dañ fi ñëw ngir sottante xalaat boo xam ne dañ koy teg mu lalu ci lépp luy wàllu njombe wala ñaawteef lu mel ne terrorisme cybercriminalité guerre wala xaalis bu lewul ay kàngam daje fii yaay la ñu bokk nekk ay experts yoo xam ne dañoo jógee fépp ci àdduna bi war a waxtaan. wàllu menace ak tamit attaque terroriste yi dafa nekk lu leen soxal lool ngir nag jàmmaarloog lu ñu mel buñ sukkandikoo ci ambassadeur bu États-Unis fii ci Sénégal nee na foog rek ñu boole seeni ay action. nous venons de voir ce qui s'est passé. lii xew démb ca Burkina Faso wane na ni war nañoo booloo ngir mën a jàmmaarloo ak ñii di def ñaawteef yi. que tout le monde doit travailler ensemble. jëwriñ bi ñu dénk wàllu forces armées daal di teewe bi leen ndaje daal di wax lu ñu mel. liggéey boobu pour mu antu il faut que nit ñi nekk ensemble maanaam il faut que ñu partager information yi il faut que ñu mën a liggéey ensemble donc loolu yaakaar naa lu am solo la donc ñu ngi ciy gërëm donc États-Unis d'Amérique ci jàppale boobu. ñu taxawal ko ci atum 1935 organisation internationale bi di dalal nag lu toll ci 200 ak juróom fukk ci ay cadre yoo xamante ni dañoo bawoo fu nekk ci àdduna bi diirum ñeenti fan lauréat yi fas yéene sëgg ci défi yi nga xamante ne moom la ñuy jëmale ci wàllum sécurité fii ci Afrique sowu jaan. ndaje ma occasion la ci commandant Issa Diack mi jiite section recherche bu gendarmerie nationale mu ñaax sénégalais yi ñu jiital seen xel te yaru te xam ne internet bi lu nekk ngi ci wàllu sàkku xam-xam ci wàllu éducation ci wàllu loisir ak yeneen ak yeneen la moo tax sénégalais yi mel ni ku xabtalu ci wàllu doxalin ci saagaak ŋàññeek daanaka dootoo sax xàmmee ba xam ñi ay nit la ñu wala déet da nga kaa funda leen nag kenn mënta tiim loi liberté wóor mooy gendarmerie ak police am nañu ay jumtukaay yu ñu mën a jàkkaarloog jëf-jëfu samba boo yi bëgg a dëkk nu leen neex rek ci internet bi ngir teg leen loxo ñu teewlu kàddu commandant Issa Diack. Sénégal nag dafa am lu bees lu fi xew loo xam ne gis ngeen ko ci jamono yi mu nekk ay sorties malheureuses ci réseaux sociaux yi li am ba des moom mooy kenn mënul taxaw ne xaw ma yoon moo tax may def li may def li am solo rek moom mooy tey muy police muy gendarmerie suñu kilifa yi. jël nañu ay mesures pour teg ñu ci condition yoo xam ne genre ñaawteef yooyu dinañ ci mën a taxaw liggéey ci ñuy rek woo population yi ñu xam ne réseaux sociaux yi dañu nekk ay cadres yoo xam ne nit ñi mën nañ ci sottante xalaat mën nañ ci waxtaan mu nekk ay technologie yu am solo yoo xam ne buñ ko jëfandikoo niñ ko war a jëfandikoo njëriñ rek moo ci am waaye nag buñ ci defee safaan yoon dina dal ci seen kaw. altine tey fukki fan ak ñeent ci weeru août di jëmmal ñetti at bi ñu fi boomee étudiant bii di Bassirou Faye foofee ci UCAD ba léegi étudiants yi di sàkku leeraange am ci li nekk ci ginnaaw ak boomoon Soda Mariam Gueye. nekkatul ci àdduna bi waaye mu ngi ci xol yi Bassirou Faye ñu faatoon ko ci ay jàmbaarloo yu métti doxoon diggante policiers yi ak étudiants yi foofee ca biir université Cheikh Anta Diop mu Ndakaaru loolee mi ngi xewoon ci 14 août 2014 jamono joo xamante ni sax ñu ngi doon compter ay étudiants yu bëree bëri ak ay policiers yoo xamante ni jëlee woon nañ ci ay gaañu ñetti at ak ginnaaw xew-xew bu métti boobu ay xaritam ak jege ñaaleem di ko sargal ci wàcce kaamil ak ay xasaayit ngir rek ñaanal ko suuf oyof ci kawam. الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى روح عبدك بصير فاي des étudiants boo xamante ni L1 mathématique physique informatique la nekkoon saa yu bés bi dellu si ñu woote xew-xew bu mel ni ñaanal ko yàlla pour que fee mu tëdd suuf oyof ci kawam. yéex gi am ci fayu bourse yi bokkoon na ci li tax manifestation yi ñu amaloon ko ba tax sax ak Bassirou Faye mi ñàkk ci bakkanam mu ni revendication boo xamante ne ba fii ñuy waxee lijjanteekoogul. ndax dañu digoon ne dinañuy fay suñuy bourse ci 25 mois bu nekk mais des fois dañuy dem ba weer bi dee ba la 15 ñu doog a jot suñu bourse wala sax da koy dépassé.
mu nekkoon xew-xew bu metti boo xamante ne kii di Amadou Sarr ñi ngi du ko fàtte ba abadan ndax ci la jëlee ak patt ci benn bët bi. buñ julee tàkkusaan suuf yooyu la ñuy li policiers yi ñu ngi yëngu ci pavillon fekk maa ngi woon ci kaw ci la ma fekk jël ma tuusee sama bët bi bët gauche bi noonu. nguur gi kon jëloon ko en charge ginnaaw xew-xew boobee ci atum 2014 Amadou Sarr ñi ngi ba mu paree ca fajum France ba ca lañ ko fàtte. ñuy def master itam doon ay étudiants Soda Mariam Gueye nee nañu xaalis bi ñu leen di jox ngir ñu mën a continuer seen recherche toll ci fanweeri junni ba léegi ñu téye ko xamuñu lu taxay li tax ñu sàkku ci nguur gi mu jox leen loolu le ñu doyloo kàddu yi Thione Saliou Mbaye moo yor seen kàddu. parce que étudiant bi nga xam ne chercheur junior lañ ko tuddee dafa nekk master 2 war a bind mémoire am dañ koy gunge bi nag mu ngi toll ci autour 150 000 étudiant boobu da daan am bu nekkee master 1 luñ ko gunge mais dañu gis ne bi ñu indee réforme yi nga xam ne moo juróon coow université Cheikh Anta Diop de Dakar dañoo supprimer li nga xam ne moom lañ ko doon gunge première année master te gunge boobu lañ ko daan fay bu ñuy fay rappel vacances yi mais dañu gis ne ren bi ñuy fay rappel vacances yi kenn fayul gunge boobu nga xam ne moom lañ ko doon gunge léegi nag bi ñu demee direction des bourses laaj ko li tax gunge bi nga xam ne moom nga daan gunge étudiant master 2 yi fayoo ko lim ñu wax mooy am na étudiants yoo xam ne amuñu sujet ñii amuñu encadreur te loolu noonu nekkul lu am parce que université boo fi nekkee master 1 pour nga dem master 2 foog nga am sujet parce que am na benn rapport boo xam ne moom ngay bind encadreur dafa am benn fiche boo xam ne moom la ñuy jox bépp étudiant bu nekk master 2 te sa encadreur bu ko signé wul mënoo inscrire nañu fay subvention bi nga xam ne moom la étudiant master 2 yi am sinon buñ ko deful lépp li nga xam ne mooy examen université Cheikh Anta Diop de Dakar dinañ ko perturber. Tabaski yaa ngi dëgmal si moo tax ñu intéressé wu nag ci njëgu xar ci Dakar yenn saa yi dañuy gis xar yi ngand rafet ñu décorer leen ba nga xam ni tubaarkàlla seen dong xam ni xamee njëgam du yomb. ñi koy jaay itam noonu lañ ko waxee ndax benn investissement la bu am solo boo xam ne yow mi ko tiim di ko bëgg sax xam nga ni li ngay jënd valeur la ba tax na njëg gi mënut a yomb tomb yu mel noonu ak yi ni mel ci njëgu xaru Ndakaaru moo wundu reportage yu Ndeye Khady Diouf. bërëb yu ni mel jafewul nga gis ko ci mbeddi Ndakaaru yi espace yu ni mel la ñuy yar xar di utiliser ngir mën a exposer jamono ji nga xamante ne ñu ngi dëtmal jullik tabaski yarum xar di activité bu metti lool amul benn noflaay. dund bi cher na trop parce que saaku ripaas actuellement mu ngi jar 8000 am na ñu koy jaay 8500 saaku ngooñ tamit am na ñu koy jaay 4000 des fois di nga dégg sax ay 5000 ñii di ko jaay 3500 day varier en plus ak seen vaccin tamit parce que da nga leen war a yóbbu tout le temps ci vétérinaire bi mu leen di xool ñu leen di déparasiter ak yeneen traitement yi ñuy jël souvent aussi. ñi mal la mënuñu laa wax jox ma lekk mënuñu laa wax jox ma naan ngay yëkkati rek di jox ñuy lekk comprendre nga en même temps liñ ciy def daal bëri na trop xar yi Mourène la jógee man maa ko jëlee Mourène indi ko fii maa ko doon yar quoi. dépense yi takku na loolu waaye jeune éleveur bi di ñu xamal ne moom li ko ci dugal du koppar waaye bëgg-bëgg moo ko ba ci yarum xar ba nëga ni amour bi rek moo ñu fi bàyyi en fait parce que ñun dañ ko bëgg dafa di loo xamante ni dañ ko bëgg mu nekk loo xam ne dañ ko def passion mais du question dañ cee dugg pour am ci xaalis. ci point de vente yi ñu jot a nemmeeku njëgum xar yi toll na ci ñaar fukki junni ak juróom jàpp $1 million. njëg yi moom mën nañ ne macha allah quoi xaw na tane. fi moom xaru 125 000 mu ngi fi. jëm kaw quoi waaw xar bu gën a mooy seer 125 000 130 000. bu weesoo dépense yi takku yi ñu filim yëpp ñi nga xamante ne ñoo di yar xar daanu fayit ay taxes lii lee tax ba ñuy sàkku ci ministère bi leen jaboote mu gën leen a bàyyi xel. Ndeye Khady Diouf maa ngi lay jaajëfal yaa ngi jëfante mbokk yi ci kóol rek kóolu tëf gi bàyyi xel gi ci Sen TV foofu la ñuy ndax keppe xibaaru guddi gi ci kàllaame ko ci barma maa ngi leen di jox dox daje ëllëg ak jàmm incha allah lu mooy loolu itam maa ngi leen di ñaanal panaanum jàmm. salaamaaleykum conseil constitutionnel confirmé na ndam lu waa Benno Bokk Yaakaar ci élection législative yi ñu dëgmal saa yu nekk ci boobule institution daal di nañuy gàntal recours yi bàyyeekoon ci yeneen coalition yi féete ci opposition bi te kalaame woon ci ñàkk ànd ci yenn ci ay doxalin ci élection yi góor a ndàkk loo
conseil constitutionnel joxe résultat yi mujj ci votuk 30 juillet gi ñu amaloon 5 sages yi bëral ndamal coalition Benno Bokk Yaakaar mi am téeméer ak ñaar fukk ak juróomi siège ci assemblée nationale bu yees bi ka ca topp di coalition gagnante Manko Wattu Sénégal mi Abdoulaye Wade jiite ak fukk ak juróom-ñeenti siège Manko Taxawu Sénégal bu Khalifa Babacar Sall jël ñetteelu place ba ak juróom-ñaari siège ci lu jëm ci recours yenn ci coalition yi dugaloon bokk ca Benno Bokk Yaakaar Manko Taxawu Sénégal coalition gagnante ak ba ci kàddu askan wi bu Abdoulaye Baldé conseil constitutionnel dàq lépp dàq bu tege ci lu ñu yaakaar rek bu ñu sukkandikoo ci rapport yi conseil constitutionnel publié conseil bi joxe sax taux de participation bu toll ci 53,66% ginnaaw ba ñu bind woon ci fichier bu yees bi le toll ci juróom-benn million nit yu tegal aslëf ginnaaw ñi voté toll ci 3,310,435 électeurs ci Sénégal ak ci bitim réew. Gora Ndack Lo maa ngi lay jaajëfal Ami Collé mujj nañu koo bàyyi bénéficié woon liberté provisoire ca ginnaaw kàddu ya mu yëkkati woon ñu teg ci kawam ñetti tuuma muy offense au chef de l'État ak itam injure publique ni ki itam fausse nouvelle mooy ñetti tuuma yi tegoon ci kawam ndoddam. Ami Collé itam ginnaaw moom am na beneen xale bu jigéen bu tudd Penda Ba mooy que filmé woon boppam saaga ay ndeyam ba mu neex ko dugal ko ci Facebook moom itam daal di nay génn ci li nga xamante ni bi mooy kaso bi loolee di ay xibaar yoo xam ni tey jii jëf ga mooy li ko confirmé mooy seen génn ci kaso bi. Maxen Feneich benn doomu Sénégal la boo xam ni cosaanam libanais la. bokk na ci ñi ñàkk seen bakkan mook jabaram ju ëmboon ba am tax ñu gëmloo leen seen bopp ngir orienté waat leen nañ ci déglu Abdou Ndiaye mooy coordonnateur section bu Sénégal. vraiment depuis 1960 bi ñu jëlee suñu indépendance ba léegi mu ngi am ay couac ba léegi mais danañu war a fexe ba couac yooyu mu jeex te dañoo gëm ni ñun bu ñu tàggatee danañ ko mën a fàttee léeg-léeg suñu bopp fàttee suñuy parti xam ne suñu dëkk yi muy Togo muy Côte d'Ivoire muy Sénégal moo gën a important suñu parti politique. jihadistes yi danaan xew bitim réew mais depuis quelque temps depuis daaw wala daaw jéeg ñi ngi koy gis Afrique te li gën a garaaw mooy Afrique de l'Ouest lañ koy gis. mu nekk tey Burkina donc daf ñu interpeller d'abord. mais war nañ ci conscientiser jeunes yi mais li ci bëri nag ñàkk liggéey moo koy def donc war nañu fexe ba jeunes yi ñu former leen d'abord ñu sensibiliser leen ñu mën leen wutal liggéey parce que aussi wut liggéey aussi il faut que nga mën a être apte à recevoir de l'emploi loolu aussi problème de qualification dafa am ci réew mi dafa gën a grave parce que dafa am ay morts d'homme Côte d'Ivoire démb 18 morts la ñu waxagum ak plusieurs blessés Burkina pour le moment loolu c'est très grave. Gendarmerie nationale àndandoo ak waa FBA ngir daal di jàppale ñi nga xam ñooy association bi nga xam ñooy amal conférence internationale ngir ñi amee ay lijaasa muy ay lauréats yu FBA académie nga xam ni xarañ nañu lool ci wàllu enquête ak lépp loo xam ne liggéeyu police la ñu gën leen a tàggataat ci li nga xamante ni mooy diplôme yi ñu am ak valeur bi mu am ci xeex gi ñu war a xeex terrorisme ñu mën koo jëfandikoo ca na mu jaadoo. ñu bëri nag bàyyeeko ci ay réew yu wuute ñoo fekke si ndaje bu am solo boobee am na ñu bàyyeekoo ci fanweeri réew ci dendu Afrique bi ñu ñëw représenté seen ay réew ci boobu la ndaje am solo lool Fatmata Diop moo fa teewoon. toll nañ ci téeméer ñu fas yéene leen tàggat ci nag ponk yi nga xamante ne moom méngoog li la di rek xeexum terroriste lauréat yi jóge ci académie bu police fédérale américaine bii di FBI jóge nag ci fanweeri dëkk yu nekkee ci Afrique ak tamit Moyen-Orient bi fas yéene sëgg nag ci ponk yi nga xamante ne moo di wàllum cybercriminalité xeexum guerre ak tamit xaalis bu leewul. dañ fi ñëw ngir sottante xalaat boo xam ne dañ koy teg. mu lalu ci lépp luy wàllu njombe wala. juróomi weer foofu ca Burkina Faso di fa attaque terroriste yi amoon dimanche bi la ñu weesu mu ngi juddoo fii ci Dakar ci Rebeuss miin loolu fii am fanweeri at ak benn libaane boobee doon doomu Sénégal da doon dund foofu ca Burkina Faso ndax dafa amoon benn magasin mu daal di génn dem ci restaurant Istanbul bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi bàyyi ko ci njabootam fa la ko uwa gi fekk bokk ci ñi nga xamante ni bii door nañu leen ay bal ñu ñàkk seen bakken mu doon nag loo xamante ni bii aw tiis la ci wàllu boobale doon lu doy waar. leneen ci wàllu boobee rek la ñuy des ak itam ki nga xamante ni bii mooy matuwaay yi nga xam ni jël nañu ko ngir jàkkaarloog lépp loo xamante ni bii wàllu politique buy gasaxal doole ji ndaw yi war a am
nga xamante ni bii jeune leader yi nga xam ni dañuy saytu wàllu politique ci Afrique dañu condamné attaque terroriste yi ñàkk fay doyee am ci Burkina Faso sabab ay bakkan yu bëri faatu ci ñu jàpp ne xeetu doxalin yi du lu xel mën a nangu tey ndaw yi nekk ci Afrique te bu ñuy song Afrique di ko awale ci ñoom ci benn pas-pas ak ngëm-ngëm bu ñu dugal ci seen bopp doonu lu xel mën a nangooy